ñëpp bàyyiwuma kenn di dikk nag di leen présenté ci parti bi ñuy wax Pastef les Patriotes xam naa dinaa ci lott lool nag ndax ñi ma jàngaloon Pastef les Patriotes ñi ngi ni toog nekk sama ay professeur depuis ma adhéré ci parti bi lu ma xam ñoom ñoo ma ko xamal kon tey su ma toogee fii naan damay présenté Pastef dina xaw a yéeme waaye damay jéem rek ci liñ ma jàngaloon. Pastef les Patriotes nag damay faral di wax naan bu doon xale dañ naan dafa précoce wala ñu ne mbuusum ko ne mu ñu sol yàpp mag la ndax juróomi at dong laa am. ñu ngi ko sos le 5 janvier le 4 janvier 2014 5 janvier bii passé lañ doon fêté anniversaire am fii ci Guédiawaye waaye nag xale la ci ay at waaye fi mu ne nii magum jëmm la ci jaloore magum jëmm la ci li mu changé ci réew mi magum jëmm la ci li mu yéegalee niveau débat politique bi fii ci landerneau politique bi au Sénégal loolu moo tax ma ni mbuus mu ko ne mu ñu sol yàpp mag la. Pastef nag ñu ko sos ay jeunes lañu di ay sénégalais doon it ay liggéeykat ñii di ay fonctionnaires ñi nekk dans le secteur privé ñii di ay góorgóorlu waaye nag doon nañ sant yàlla ndax ku ci nekk boo amoon sa soxla mënoon nga koo faj naam ñoom doon nañ faj seeni soxla waaye dañ doon gestu seeni dëkkandoo di xiif seeni doomi dëkkandoo di jàng mënuñu jàng ñi gis jigéen ñi di feebar duñu mën a faju di gis mag ñi di feebar waaye nag bëgg réew tax mu daanu ca derkale kon patriotisme dafa yaatu mooy bëgg sa réew xëy di liggéey loo am jox sa njaboot duggoo ci lenn lu jubadi loolu patriotisme la kon patriotisme mooy jikko bu baax bi nga xam ne mooy fondement bi mën a développer réew. politique boo koy def danga koy booleeg éthique mooy tax nga sellal ko médecin bi day liggéey ak éthique mooy tax mu ciy seet yàlla jàngalekat bi dafa war a am éthique moo tax bu duggee classe fay portable am dootul wuy téléphone ba heure wàcc jot loolu mooy éthique kon éthique lu mu bokkul du baax ñu jël ko dugal ko ci suñu siit yi fraternité loolu mooy mbokkoo ndax mbokkoo dafa jiitu ci lépp man de damay wax ni à Pastef fraternité dama ko dund j'ai des frères et sœurs yu nekk man de bu ma toogee fii tey di wax ci politique c'est grâce à mes frères patriotes moo tax ma xam ni fraternité bi Pastef di wootee dëgg la ci ñoom frères et sœurs la ñuy woowantee suñu biir lu tax yeneen parti yëpp dañu gis ni camarade la ñuy woowantee mais ñun on s'appelle frères et sœurs moo tax muy Pastef bu doon camarade Pastef lay nekk loolu mooy suñu sigle ñu ñëw ci couleur parti bi boo seetee suñu couleur parti blanc moo ci jiitu mooy front bi am na vert am na rouge panthère bi door a ñëw blanc bi mooy lan blanc bi c'est la pureté loxo yi set wecc ndax ki ñu jiite di suñu leader le président Ousmane Sonko ci moom la ñu jël exemple te ay loxoom dafa set wecc 15 ans de service la def impôt et domaine génn ay loxoom set wecc te keneen koo jël ci Pastef noonu la mel yaakaar naa ne état du Sénégal Jimbori ak ñi mu àndal bu ñu amoon lenn lu ñu taxal suñu leader wala lenn lu ñu taxal ci waa Pastef kon ba tey exploité nañu ko waaye nag yàlla dimbali nañu ba loolu ñuy woote ba tey suñu tànk mi ngi ci mu des vert bi ak rouge bi sacrifice la ndax ñun bi ñu ciy dugg xamoon nañu du yomb dinañ ñu attaqué gauche ñu taxal ñu tam ñu dëmm waaye nag xamoon nañu ni loolu moo ñu ciy fekk ndax réew moo xam ne 1960 la yàqu woon ba nëgëni parti bu am 5 ans bu ñëwee daf koo bëgg redressé coow mooy bari waaye nag on va y arriver ndax kii fi nekk diggoon ñu émergence banditisme moo émergé ci réew mi
népotisme moo émergé ci réew mi pauvreté moo fi émergé feebar mënoo faju moo fi émergé loolu rek moo émergé ci réew mi kon kooku ku ñëw da ko fiy jëlee da ciy teg ba kanam loolu moo tax tu dois t'attendre à tout xam ne lu mu def rek xeeb ko gis ngeen attaques yi ñuy attaqué suñu leader ci semaine yi amul lu ñu ko waxul ndokk nag ba ma ko xaaree xamoon ni loolu dinañ ci agsi loolu mooy rouge bi mooy sacrifice bi commencé na ci moom depuis ñu dàq ko impôt domaine sacrifice boobu nag dawuñu ko mais tôt ou tard dinañ àgg ci verbe bi mooy lan verbe bi mooy satisfaction verbe bi mooy objectif atteint loolu mooy li ñu bëgg dinañu ko am incha allah loolu mooy signifier verbe bi ak lu mu métti yàggatul le 24 février ci Mbori Ousmane Sonko dina ko yëkkati ba ca kaw doo ko ci suuf te coow lu loolu lu ñu leer la li ci des mooy totem bi suñu totem panthère la ñu bëri dañ koy jaawale tigre wala jaguar du tigre du jaguar panthère la panthère lañ koy wax wala léopard bu ngeen gisee ñu choisir animal boobu mooy dafa di animal boo xam ne bariwul coow waaye nag ku am détermination la lu mu visé da koy atteindre te coow bi tib Pastef noonu la mel day animal boo xam ne mën na fu ne lay génnee day dox ci suuf day yéeg te day fee kon kooku mën na fu ne koo koy Pastef 20 kilomètres jën yi gën a baax ci àdduna bokk na suñu géej gii la ñuy juddoo te bu ñuy màgg ci fii la ñuy màggee am également suuf su tàlli yàlla may la ndox ci biir suuf soosu réew moomu lépp lu muy lekk da koy jéggaani lépp lu mu soxla daf koy jéggaani ay doomam di daw di génn réew moomu dem ci yeneen réew yu nga xam ne ci wàllu ressource ñu ñoo leen gën a riche donc loolu contradiction la bu am solo bu nga xam ne suñ ko saisiree daf ñuy permettre ñu comprendre lan moo ñu dal amul lenn ñu luy envier aux autres soo jëlee un pays comme le Japon dañ naan la Japon amul dara ci seen suuf japonais yi bari nañ lool réew ma tuuti na lool waaye góorgóorlu nañ ci seen xereñteef ba Japon nekk ci ñetteelu réew bi ëpp doole ci àdduna bi ñun ñu nekk dëkk bu nga xam ne bariwuñu trop parce que boo jëlee suñu densité da ngay gis ne bëriwuñu mais également yàlla def fi ci dëxëñ ci biir réew mi koom bu nga xam ne kenn xamul nu mu toll waaye yàlla nattooñu nag depuis 1960 ay dirigeants yu nga xam ne li leen ñor ak li ñu réussir mooy gën di delloo ginnaaw suñu réew askan wi boo seetloo tey askan wi li muy dund nga jël ko ci wàllu éducation tey kenn bëggatul doomam jàng ci école publique parce que école publique nekk na école bu nga xam day tardeel sax presque nit ñi tey grève yi bari nañ lool école yi boo xoolee conditions yi nga xam ne ci la élèves yi jàngee conditions yi doy na waar lool jàngalekat yi amatuñu benn motivation boo jëlee santé tey foo dem ci santé bi ñu ngi grève moo xam médecins yi la moo xam personnel paramédical la ñoom ñëpp ñu ngi nekk en grève boo jëlee li nga xam ne moo bokk na lu ëpp solo ci réew mooy justice tey sunu justice dafa nasax tey jii boo gisee ñii ñuy waxee magistrat te yàlla nattoo leen ñu war di àtte dafa mel ne suñu àttekaay dafa gàllagoose ñi nga xam ne ñoo ko yor li leen neex ak li ñeex ñi leen jiite rek la ñuy def askan wi gisul ne bu amee lu ko naqari bu amee lu war a faj su ñëwee ci kanamu yoon moom dina mën a gis boppam ci loolu généralement ñi ëpp doole wala ñenn ñi la ñuy faral ci ñenn ñi nga gis ne askan wi wóolootul sax justice bi koo wax sax boo ne foofu de nga gis ni soo demee ci wàllu économie suñu économie naam ñi ngi wax ne def nañ ay taux de croissance ñi ngi def ay jéego waaye wolof yi dañuy faral di wax naan mbaam su duufee duufal ay tànk Sénégal certes mi ngi def ay croissance mais croissance bi kan la jëriñ bu la lee lu mel ne Sonatel bokk na ci ñiy liggéey comme mi ci réew
ñu ne la société yooyu def télécom amul ci benn société bu nekk une société sénégalaise Sonatel France Télécom moo ko moom suñu liggéeyee def ay milliards bénéfices su at mi Tigo fan yii lay passé jëloon nañ ko sax benn sénégalais bu doon góorgóorlu bañ jaay ko muy Kabirou Mbodj waaye kii fi nekk ñu koy wax Jimbori ñenn ñi di ko wax tur boobu may bañ yéen a ko wax de mu jëlaat kii boobu société boobu delloo ko France ak delloo ko benn doomu waa France jox ko nangu ko ci sénégalais boobu mu mel ni donc ñun dañuy liggéey rek pour jox France soo jëlee lii di au port ñu ne groupe Bolloré moo fa nekk ak Necotrans ay groupe français la lu ñu liggéey ñoom la ñu koy wees nga jël aéroport bi nekk suñu réew ñu liggéey ko ba pare mu jël ay doomu turc teg fa nga jël autoroute à péage bi benn bi chinois yi la ko jox benn bi jox ko français bi fan yee passé nee nañ wàññi nañ ci xaalis bi waaye yokkoon nañ ci durée bi nga xam ne lañ fi war a nekk xam ne fii ak 30 ans ñun dañuy liggéey ñoom ñuy jël ñuy liggéey ñoo ñuy jël démb dañ fa jaar bi ñu jógee ci meeting bi li fa nekk ci embouteillage mais autoroute bi ñaata lay liggéey xaalis par jour donc ñun dañuy liggéey rek mel ne dañuy liggéey pour liggéeyal France ou bien extérieur soo jëlee lii di ressources yu fi nekk moo xam zircon la moo xam pétrole la moo xam gaz la loolu yëpp jaay nañ ko bitim réew ba yenn sociétés yi nga xam ne sénégalais mënoon nañ ko ba ci tabax ñu amoon ay sociétés depuis 1960 ñu daan tabax lépp lu fi baax ñoo ko doon tabax tey bu ñuy tabax ay marocains la ñuy woo ay turcs la ñuy woo ay français la ñuy woo ou bien ay chinois port it moo xam pont la yëpp soit Eiffage la ou bien ñeneen ñoom ñoo koy def mu mel ne ñun suñuy doomu réew dañoo nasax mënuñu dara ñu bedd leen ci lépp ba nga xam ne ñoom également dañuy nekk ay doxandéem seen biir réew suñuy ressources naturelles également ñu koy brader ñoom ak seeni ñoñ muy président de la république ki fi nekk Macky Sall ak ñoñom moo xam ay rakkam la ak jabaram dinaa ci Faye Sall ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñooy àndal ñuy seen suqaki seen cogg ñu jël alal réew mi di ko fooye jël alal réew mi di ko pasare jël alal réew mi di ko sëlëme réew mi ci lan di tëgg ay làmb di tëgg ay match di tabax ay yu nga xam ne du loolu moo ñu tax a jóg mooy xam ay stade la ou bien au moment où ay étudiants bëgg jàng ñu ne leen du ngeen jàng parce que état bi fayul ñu dàq leen ca université yi ñu doon jàngee au moment où soo demee hôpital di nga fa gis ñu nga xam ne dañuy accoucher ñu soxla deret mu manqué leen au moment où ngeen xool ne hôpitaux yi dialyse jafe na loolu ou bien ku mu dal insuffisance rénale ba mootul say mbokk dina ñàkk la ñu yoroon yépp te doo wér au moment où dañuy jël alal réew mi di ko jëndee ay oto yu nga xam ne koo ci dugg këram day am plus de 15 16 20 ba 20 oto ñoom ñu am ko ambulance du am jàmm gën ambulance du am air sax ku fi tëdd ba guddi dara dal la boo amul koo dendal moo am oto boo moytul nga am problème situation yooyu yëpp situation yu méttee métti la Sénégal yi di ko dund te ñun ñii di nekk diggante Thiès Dakar ak Saint-Louis yëguñu ko bu la yàlla mayee nga dugg à l'intérieur du Sénégal da ngay yaakaar ne yow da nga génn si biir Sénégal boo waree faju da ngay def ay centaines de kilomètres ñëw Ndakaaru soo fa ñëwee da ngay tol talaan faju gën a cher garab yi gën a cher ñoom ñu gën a nekk ci donkaasu gi di fo jële alal réew mi di ko fooye tubaab bi mel ne dañ ñoo jatal yow ngay dem ak a dikk mu mel ne yow jàpp nga ne da ngaa libre alors que libre oo ndax doo sori ci loolu doo mës a développé parce que instrument la bu nga xam ne képp kuñ ko jatangee doo développé wu donc situation boobu ñu nekk ci ñu fooye suñu askan jël suñu pétrole jaay ko askan wi nag toog mel na suñu yoon nekku ci Macky Sall nag yor yatam ci moment boobu ne sama bilan bu baax la sama fu nekk am na lu ma fa def lu nga xam ne nit ñi dootuñ gis bi ma duggee jàmm gën bi ma xamee jàmm gën boobu xale la boo duggee jàmm gën rien n'a changé à jàmm gën absolument rien n'a changé à jàmm gën mooy R100 am na kenn ku dëkk jàmm gën ku doon wax naan tali bi nga xam ne mooy tali R100 bi pare na bañ inauguré ko ñun ñi fa dëkk xam nañ lan la ñu nekkee te pourtant jàmm gën la dëkk bokk ci nguur googu taxaw ne tali boobu pare na bañ inauguré ko mu nekk yu nga xam ne
war nañ ko moytu su fekkee bëgg nañ suñu réew. Diamaguène également gis ñu ñoom lan lañ fexe boobu ak léegi ñu def ko biir Diamaguène donc situation boobu sénégalais yi nekk ci mu metti lool moo tax ñu dëgmal ay élection et bu ñu dëgmal ay élection Macky Sall dafa taxaw yor yatam ne man maay bëree maay tànn ki may bëreel maay tànn arbitre bi te day bàyyi ba ma song ko wër ko ndomba arbitre doog a wax prip loolu moom loolu noonu la def jël Khalifa Sall tëj ci kaso bi ne Khalifa Sall dafa luubal alalu askan wi te moom Macky Sall 60 000 francs fay di ko të bëgg ay tudd ko Macky caaf parce que comme dafa bëggoon caaf lool te la mi doon gagné may ko mu fay loolu yëpp caaf la daan dundee presque gars yi tuddee ko Macky caaf mu jóge ci loolu mu ne Khalifa Sall moom ab sàcc la moom mu ñëw ni di présenté wu comme président de la République ne moom am na 8 milliards 8 milliards te alalam bokk ci loolu mooy suufam ay otoom ak ay biens alalam bokk ci loolu dafay wane rek ne loolu suñu réew yi rek la am ñun Afrique amul kenn ku nga xam ne fonctionnaire la di liggéey en quelques années mu ne milliardaire la boo ko ñëwee ne ko ab sàcc la donc bu fekkee sàcc am na sàcc bu mag ci Sénégal muy sàcc international defe naa ne Macky Sall lay doon bi ci des mooy bu jàpp Karim Wade également jàpp tëj jël Karim Wade jàpp tëj Ousmane Sonko jéem nañ koo galgal fu ne def nañ lu ne xool nañ luñ koy taqal luñ koy tuumaal lu ne def nañ ko mënuñu ko tëri parrainage bañ koy defar Ousmane Sonko la ñu waxoon comme moom 30 000 voix la amoon nañ defar parrainage bi comme ça du jàll waaye nag nit ak pexeem yàlla ak dogalam te Ousmane Sonko certes élection yi le passé nee nañ kii la jàllee plus fort reste la jàllee mais liggéey na ci biir assemblée nationale liggéey bu nga xam ne ubbi na bëtu Sénégal yëpp tey Pastef dafa mel ne ngelaw lu nga xam ne dafa upp rek ñëpp yeewoondoo moo xam ci diaspora bi la moo xam ci bitim ci biir réew mi la moo xam jeunes yi la jigéen ñi la ak mag ñi la ñëpp dañ naan waaw gone gi mooy kan parce que day wax lu nga xam ne ñun musuñu koo xam musuñu ko dégg te kenn musuñu koo déggal donc ci situation boobu nag lañ ñëwee ci 2019 bii ci diggante bi nag yàlla feeñal fi lu nga xam ne réew mu ko mësaan am sa coono jeex na réew mu ko mësaan am say doom coono dootuñu sonnati seen jàng dina baax seen lépp dina baax nit ñi dinañ dem ba nga xam ne problème yu bëri yu ñuy am dootuñu ko amaat muy pétrole ak gaz ñëpp soxla ko nag boo leen gisee en l'espace de quelques mois président France ñëw na fi premier ministre France ñëw na fi ministre affaires étrangères France ñëw na ci chinois yaa ngi ñëw allemand yaa ngi ñëw ñëpp a ngi ñëw waaye liñ ñuy toppee du lenn nag du suñu bopp yu rafet yeeg du suñu jigéen ñi liñ ñuy toppee lenn dong la ndax pétrole boobu lañ bëgg parce que adduna bi boo bëggee développé da ngay am pétrole ak am gaz léegi nag ci juróomi at yii di ñëw pétrole ak gaz la ñuy tànn kan moo koy gérer suñu réew mi koomu Sénégal fii mu toll juróomi at yii mu ñëw loolu la ñuy tànn kan moo koy gérer maanaam ci at yii di ñëw seeni doom yi ngeen uuf mais également doom yi ñu bàyyi ca kër gi ñu jàng ba pare am seeni diplôme te liggéeyuñu dara seen avenir la ñu war a new tànn ki nga xam ne moo ko war a gérer donc suñu avenir bopp la ñuy gérer yow kii ñëw gérer sa avenir ñu ñëw nga war a gérer sa avenir man ma ñëw indi xaalis bu bari dugg Diamaguène dugg R100 dem ci jàkka yi distribuer xaalis woon nit ñi pasare ne leen lan ngeen fal ma jar naa joxe xaalis sax te nga ne ko fal ma gérer la sa xaalis donc ou bien ma gérer la sa réew ñun dañu war a jàpp ni élection yaa ngi ñëw waa APR ak seen i ñooñ dinañ ñëw li ngeen leen dénkoon juróom-ñaari at yii weesu te ñu wax ñu ci lu bëree bëri parce que Macky Sall waxoon na ni benn 5 ans lay def mu ñëw jël loolu waxeet def 7 ans mais également jël alalu askan wi jël suñu pétrole jaay jël alalu askan wi fooyee ko démocratie gën a dellu ginnaaw mu ñëwaat di ñu naxaat pour ñu joxaat ko réew mi jàpp naa ni góor jigéen mag ak ndaw ñun ñëpp war nañu ubbi suñuy gët taxaw seetlu jël ko won ko ne certes yor nga xaalis certes yor nga police certes yor nga gendarmerie
waaye ñun ñoo moom suñu bopp ñun ñooy xool rupture dafa war a am parce que li ñu daan naxee sama yaay 1960 naxee ko samay mag 88 naxe doon ko naxee ñu bëree bëri tey dafa war a dakk ndaxte ñin ci doon naxee tey gisuñu ci yokkute ana ñen ñi ko doon def amul kenn ku ci gis yokkute tey ñan daan jox kuy tàllal loxo lan lay jaan te tàllal loxo sa loxo day tàllee ko rek Sénégalais yi ñoo war a xam ne Sénégalais yi ñoo war a xam ne homme politique ak kum ci mënti doon dañ leen war a jàngal à partir de Macky Sall mu ñëw def benn mandat ñu rëq ndigam teg ko fële ba keneen ku ñëwaat boo ñëwee di nga xam ne réew mi ñun ñoo ko moom loo fi def dañuy neex soo fi neexul ñu teggi la amul kenn ku ñu toppee nag dara Pastef tey ñi fi toog ñëpp amul kenn ku ñu jox ñaar dërëm au contraire ñoom ñooy jël seen alal di ko ci def au contraire ñoom ñooy jël seen temps seen xam-xam di ko ci def ndax réew boo ci bokkee da ngay jël sa bopp nga def ko ca waaye nag jàppale nit ki doomu aadama dafa war a gëm ni lépp lu muy amal boppam lépp lu muy am moo koy mën a amal boppam nit du la jox mukk lu la jariñ te réew mi ñun ñoo ko bokk ñun ñoo ko war a defar Macky Sall foog ñu am détermination ñu won ko ne quel que soit sa milliards yi nga am Abdoulaye moo la ko ëppoon moo la gënoon yaa ko xol mënoon na koo joxe waaye ba ñu déterminé wu Abdoulaye dañ ko teg fële malgré luñ ko bëgg yëpp ñu jël réew teg ko sa loxo comme moom war na Sénégalais yi war na askan wi ak ki mën a alalu askan wi dinañ ko wan ne ñun également nous sommes déterminés dina la duma dina la teg fale Ousmane Sonko bu boobaa dina ko yenu ba ci biir boobu weer ci teg ko ci suuf il faudrait que ñun ñëpp mu jaral ku ci nekk sa mbokk sa xarit koo mën a woo téléphone nga woo ko ne ko élection yaa ngi ñëw fan nga bokk ñu def ko suñu Pastef def ko suñu yitte mun ñu ci jóg di ci wax politicien amul ñun ñëpp Sénégal moo ñu ñor ku ci nekk jël sa téléphone di ci wax di ci dox lu mu leen jaral mu jaral ñu ko loolu il faudrait ñu def ko ni ko ay responsable defee fii ñëpp ay responsable la parce que ku ci nekk am nga doom bu nga xam ne avenir am war nga koo xool am nga jëkkër bi nga xam ne liggéeyul wala liggéeyam doxul semaine de fer a ngi nii suñu papa ya fa nekkoon ñu ngi daw ci seeni droit depuis lors ñu leen di yoral ay juróomi weer juróom-ñaari weer yooyu yëpp nii il faudrait que loolu ñu taxaw ci loolu moo tax ñu gëm ni ci foofu lay terminer c'est un appel que l'on lance que ñun ñëpp nañ pare Macky Sall li mu yaakaar mooy xoqatal li mu yaakaar mooy nappaate parce que gëm na ni Sénégalais yi dañoo ragal dañuy toog seen kër yi xamul ne Sénégalais yi dañoo nand léegi Sénégalais yi xam nañ fan lañ lay xaar te golon mbooyoo da koy xaar ci taatu ndaal nag mooy le 24 le 24 février na ñëpp pare teel a dem ku la jox xaalis nga xam ne kii bëggu la réew mi daf lay jaral nga sacrifier sa bopp liñ lay jox benn fan nga koy lekk du la jariñ dara te alalu askan wi lañ sàcc ñun ñëpp xamante nañ ñi dëkk Diamaguène ñi dëkk R100 ñoo doon jàngandoo lii si Malick Sy ku ci nekk xam nga sa morom la nga mën ak la nga mënul waaye nag bu fekkee nag dañoo wondoo suñu làmmiñ rek jàpp ne loolu mooy doxalum réew dañuy nax suñu bopp lii defal réew mooy engagement liggéey patriotisme mais également fraternité jàppante askan wi fépp fu mu mën a nekk muy gis muy faju bu baax jàng bu baax bu waree voyager mu voyage ci yoon yu baax mais également ñu moomaat suñu bopp parce que moomatuñu suñu bopp loolu laa doon terminer wasalaam. coordonnateur pour vraiment wax ji moom duñ ci teg dara man na ma koy wax dama naan différence Ousmane Sonko ak Macky Sall mooy Macky Sall dafa jiite Sénégal contre sénégalais waaw Ousmane Sonko bëgg a gëmloo sénégalais yi seen bopp d'abord xam nga réew balaa moo tegu ci yoon foog yow nga gëm sa bopp mais dañoo am feebar buñ cuuc sénégalais yi mooy le pessimisme dañoo dem ba ñëpp découragé loolu nag fi mu toll nii lañ bëgg a dekkalaat optimisme nit ñi gëm Sénégal gëmaat sénégalais yi su ko defee donc réew mi mun a faire c'est la première chose qu'il faudrait restaurer donc dans cette même logique dañuy jox notre allié nos alliés la parole ñu tànn si donc le doyen Omar Ba do yoonu askan bi donc mu indi kàddu. dañ fay impôt mu ne duñ fay impôt ñu dàq ko yàlla baax na bañ ko dàqee ci waroon nañ ko teel a dàq
war nañ ko teel a dàq parce que mu mel nii situation baa ngi nii bu ngeen seetloo wax ji li muy gudd moo jël xam nga lu ñu bëgg ne ñoom ak moom ñoo yem mais gënuñu ko mais jël c'est que yemul ak ñoom bokkul ak ñoom situation réew mi nag mu ngi nii du ma si dellu si parce que camarade jot nañ ko wax mais li ma mën a wax muy tegtal nit ñi teg seen bët mooy chemin de fer man 40 ans liggéey naa ko chemin de fer situation bi mu ngi nii STS a ngi nii la ville gis ngeen ni mel STS amatul chemin de fer amatul dëkk bi vraiment dellu na gannaaw lu bon xale yi bu ñu daan jàng bëgg a def stage dañ leen naan yóbbu chemin de fer ñu def stage ñu embauché leen ñu liggéey mais léegi amatul Macky Sall fan yi yëngu-yëngu am na si cheminots yi amee leen seen xaalis amee leen seen droit fayu leen ko te naru leen ko fay bu ngeen seetee 31 décembre lépp lu mu wax na ko ba mu des chemin de fer si la cheminots yi jóge ne kii daf leen di fontoo lii mbokk mi wax dëgg la suñu alalu réew tey lii mu tabax fii lu mu ñuy jariñ et vous verrez que amul njariñ mais loolu ñëpp xam nañ ne mënoon na si defar chemin de fer defar raay ba Bamako defar raay ba Ziguinchor defar raay ba Wélingara mu jariñ cheminots yi jariñ waa Sénégal situation bi nag mu ngi nii gëm nañu ne ku mel ne Ousmane Sonko ak projet am ak ñi mu àndal bu ñu ko falee dinañu delloo chemin de fer fa mu nekkoon STS dinañ ko ubbi waa Thiès dinañu mel nañu melatoon li am solo nañu jàpp te moytu leen bu ñu leen caaxaane bu ñu naagu fépp fu ñu jaaroon nañ fa jaarat ba ñu wote ba pare parce que li ñu nar du dara lu dul njuuj njaaj mbokk mi jóge Londres na leen si wax dara man mii di wax ak yéen dama si am lu leer nañ dama dem dëkk boo xam ne ba mu fa demee dégg ngeen ko fan yi ñu ne am na Sénégalais yu nekk biir Paris dëkk région parisienne ñu jël leen yóbbu leen Mantes-la-Jolie pour nga jëlee nit si lieu de vote bii da nga koy reyee foofu yóbbu ko fële mais tey képp ku fa nekk yóbbu nañ la fa man dama fa mbokk moom nañ ko yóbbu xam ne ndax yóbbu ko fa bala sant yaay ji sant Diallo ñu foog de tukulóor la dina leen woteel te kooku Pastef la bokk ça veut dire quoi loolu buñ ko defee xam nga nuñ ko defee est-ce que naruñu wote fii wote fële kon boog dañ ko nar a def fii li am solo les mandataires nañu xool li ñuy def ñu jël carte yi liggéey te talonné leen kii wóor na leen wóoral yàlla ne pare na parce que métit bi am na mbokk mu fii daan ñëw warul ñëw tey egsiwul mais dañ ne doomu réew mooy tabax réew expertise am na Sénégal bu ngeen demee en Europe si diaspora bi laaj ko mu ngi nii ay doomu Sénégal ñooy liggéey foofu immobilier ñoo koy tabax tali ñooy def donc expertise am na fi nañu fexe delloowaat lii mbokk yi gis ngeen on l'a répété 1000 fois 1960 ba suñu joon yàlla tey yàgg na mais képp ku ci fal defaat la comme ñii loolu ñuy def ngay defaat retour bi ñuy wax Ousmane Sonko incarné na ko buñ ko defee dañuy changé lii tant que changé wuñ ko ku fi nekk buur ngay fal nit ñi man mii doxee yàgg naa si politique les gens nous disaient que yéen a faloon Macky Sall ñun leen ñoo faloon Macky Sall parce que deuxième tour dañaa ne mooy amoon yaakaar si moom mais dañu ne faluñu buur président de la république la ñu fal képp kuñ fi fal toog di la seetaan nii ngay def duñ ko defaat xale bii nag xale la boo xam ni lu yàlla indi la nañ si jàpp góorgóorlu si dëgëral ko parce que yoon wi mu teg yoon woowu la yoonu njub yoonu def lu baax ak di la tuuma yoo xam ne heureusement luñ ko tuuma tey su bëgg mu deñ démb da nga koy yërëm bi ñu nekkee Dakar soxnaam la indi xam nga lu tax indi soxlaam indi ko ak muuraayam parce que dañ ko ne jabar ji da bët yi rek ngay gis kooku terroriste la yàlla baax na démb leer na dem nañ boole kook labbe yi aussi gis nañ seen bopp dem nañ si sëriñ gis nañ seen bopp mais doomu jullit diine lay wootee diine mooy njub te xale bi jub na yàlla na ko yàlla gën a jubal te saxal ko yéen ngeen jàpp si ñu soppi suñu dëkk bii kenn du ko soppi ko dul yéen yàlla na leen yàlla fay. tàmbali discours am dama dégg mu tàmbalee na nee na j'ai la conviction que le génie sénégalais mis dans une condition d'éclosion peut éblouir le monde. Je pense que dafay firndeel li nga wax Sénégalais yi suñ leen gëmee rek ils vont faire ce qu'on appelle merveille kon dans cette même logique dañuy jox le coordonnateur adjoint de Londres nga xam ne suñ gan la tey muy Mamadou Ndiaye ñu jox ko la parole su ko defee mu sànni si kàddu ma bëgg ñu tàj ñu ngi def liggéey bu am solo si Pastef mais aussi si réew mi merci. Asalaamaaleykum mbokki patriotes yi
mes frères et sœurs vraiment maa ngi leen di remercier d'abord pour parole bi ngeen ma jox mais aussi di remercier ñëpp ci li ma dégg fii à commencer par Madame Cissé le doyen fii Adama daanaka Madame Cissé wax nañu lépp ci Pastef Adama ñëw wax ñu lépp ci jàngoroy Pastef le doyen ñëw wax ñu ci li jëm ci diaspora bi ak aussi yeneen i problème mais avant may dem ci loolu rek dama bëgg tout de suite remercier am na remerciement yoo xamante ne dama ko indaale fii ci seen i mbokk seen jigéen muy doomu Thiès muy coordinateur national Angleterre maanaam Royaume-Uni United Kingdom comme ni ñu koy woowee man coordinateur adjoint la Angleterre une petite précision rek pas Londres mais Angleterre donc loolu la muy seen sœur Lalla Bokum mu Thiès fii la dëkk voilà. alors daf ma jox ay paroles mu ne ma pour naa ko remercier ay nit ñoo xamante ni seen i nit lañu à commencer par madame Cissé mi toog fii léegi laa doog a xam ne moom mooy madame Cissé mu ne ma boo demee nga remercier ma madame Cissé bu baax liggéey nañ fi waaw liggéey bu mucc ayib. Adama Diawara aussi sànq laa taxaw rek di waxtaan ak moom mu ne ma mais ani Adama Diawara ma ne kan mooy Adama Diawara ñu ne ma kii la ma ne ko kaay sa benn jigéen a ngi fii vraiment mu ngi leen di remercier bu baax mu ngi remercier waa Thiès remerciement vraiment bu amul àpp vraiment elle tient à ce que loolu moo wax leen ko voilà donc pour revenir encore ci li fii ci discours yi madame Cissé vraiment wax nañu Pastef Adama wax ñu ci jàngoro yi Sénégal malade yaa ngi fii ak seen i jàngoro mooy ñun ñi léegi lan lañ soxla docteur nag bu am Pastef boobu madame Cissé décrit docteur boobu lañ soxla mais docteur bi def na jàngam am na xam-xam bi am na man-man bi mais léegi Pastef bu mu am boobu docteur lañ soxla koo xam te ni ñëw solutionner suñuy problème te loolu yaakaar naa benn docteur rek moo am Sénégal boo xamante ni mën nañu faj suñu jàngoro yi mooy Ousmane Sonko. te damaa bëgg nag di ñaan ñëpp fii vraiment ñi fexe ba le 24 février au soir ñi buté Macky Sall door ñi jël hôpital bi jox ko Ousmane Sonko mu régler problème maladie. voilà ci même lancé boobu rek ma continuer encore di leen remercier ci vraiment parole bi ngeen ma jox fii ci li doyen bi wax ni ci problème diaspora bi ñun ñoo ngi liggéey ni ngeen ko waxee lii mooy esprit Pastef le don de soi pour la patrie fii kenn defu fi dara man dama bàyyi sama liggéey bàyyi sama njaboot lii ma indi jàppale Ousmane Sonko ba mu des 4 jours pour élection yi ma jëlaat sama avion dem bureau 1 Londres may plénipotentiaire bi foofu dem surveiller sama élection bi waslu sama xaq le 25 lundi matin ma xëy dem def sama liggéey Ousmane Konté gagné ñi bàyyi ko mu doxal. voilà maa ngi leen di remercier merci maa ngi leen di remercier bu baax a baax bañ a téye parole bi rek mu gën a gudd je vous remercie encore pour parole bi ngeen ma jox opportunité bi maa ngi leen di jaajëfal et puis di leen souhaiter une bonne continuation jërëjëf. donc ñu ngi remercier je pense que dañuy recueillir quelques peut-être contributions ou questions ci public bi balaa ñoo installer cellule bi ci loolu. donc ñu ngi ñuy wax la présence d'un notable du quartier du nom de Biram Thioune donc Biram. ok maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci ku nekk ci turam ak santam maa ngi tudd Mame Biram Thioune ci quartier bi laa dëkk fii laa juddoo Ousmane Sonko nag dafa am ñun ñaar lu ñu bokk muy pas-pas. heureusement ba mu tuddee parti bi Pastef li ma gëm mooy nit ki fa mu dëkk ca la mu mën fa la koy dëkk tàmbalee bu kenn ku nekk ci Sénégal defoon fa nga dëkk la nga mën nga defee ko fa bu quartier yëpp dajaloo ñu am dëkk bu jub loolu lañ bokkee jikko man nag daaw ma def politique mais xam naa ne loolu moom bokk nañ ko ci. parce que man médecine laay def li ma mën foofu laa koy defee
gis naa nag ni nit ñi di doxee man gëmuma loolu dama ne su fekkente ne la jox ndombal tànk mu am ay possibilités yoo mën a def la nga njëkk a def du ay jënd ay mbuusu soble di ko jox nit ñi day déet jàmm nga amul poste de santé amul su fekkoonte ni école bi boo yëpp fa leen jànge mais tu vas à l'école jàmm gën mais daanaka doo bëgg a toog su fekkoonte ni lañ la jox am nga pas-pas da ngay defar école bi d'abord am nañ espace fii de buñ ne woon dañ poste de santé lañ koy def fii nii ci terrain bi ba andi matériel bi pas-pas moo tax ñu toxal ko alors moi je pense que ñun ñëpp il faut ñu delloo siwaat kenn ku ci nekk ñun ñi dëkk jàmm gën ñun ñëpp xamante nañ parce que fi lañ dëkk fi lañ juddoo fi lañ màgge peut-être liggéey moo ñu génne mais fi la ñu am mën nañoo dem dëkk feneen ah ni gars yi di def jënd kër dem feneen non mais da ngay defar yow fi nga dëkk fi nga juddoo màgge defar ko ba boo taxawee ci seetu ba xool sa bopp da ngay fier Ahmed nag tey am nga militant waaw tey am nga militant parce que moi je ne fais pas de sérieusement je n'ai jamais fait affaire doon naa jàppale ay nit mais politique engagement politique dem def politique mosuma ko def heureusement que Ahmed ñëw na ma am possibilité gis koo xamante ne sunu pas-pas nuroo na ma dox ca loola je vous remercie. tudd Ibrahima Dia maa ngi dëkk ci koñ bi c'était pour un peu emboîter le bas à mon frère Birame par rapport à ses engagements d'une part d'autre part aussi ñu ngi sant Ahmed booy Ahmed mi comme il a dit c'est un gosse très poli maa ngi moom ñoo dëkk ci koñ bi xaritu maire yi la xaritu xale yi la xaritu ñëpp la quoi vraiment ça moom c'est moi qui vous le garantis donc ñu ngi koy encourager bon daloo gën a dénk pour ngeen gën koo dooleel parce que xam naa ni il est très ambitieux parce que j'ai eu à parler avec lui par rapport à la politique moi je suis pas politicien mais je suis un peu politique quoi xam nga bon donc xam naa ni il est ambitieux et puis xam naa ni duñ ci caaxaan vraiment loolu moom maa ngi leen koy seedeel moom. par rapport ak bon le frère Birame li mu wax noonu par rapport ak gox bi maanaam gox bi mosul am réalisation boo xam ni vraiment état bi def na ko fi ba nga xam ni population bi gis nañu seen bopp depuis Matizalem nag on est toujours resté comme ça bon vraiment rien n'a bougé comme vous le dites projet yi fi waroon a am sax pour des raisons politiques ou politiciennes gars yi dañ ko enrayé quoi xam nga donc bon ñu aussi bon am nañu devoir engagement dans la politique pour vraiment jéem a suqali koñ bi Birame mais c'est un frère il est là Ahmed il est là donc on va s'engager comme il s'est engagé lui moi je m'engage derrière lui pour que ñu jàppale Ahmed. ma gën samay càmmiñ ñoo doon wax léegi ndax moom mii day ku baax ku bëgg ñépp nag ku mën a dimbali ñépp nag ku ñooruwul kenn nag am ndox sax bu ko baxalee jabaram ci kër gu nit na ko fa dugal mu am jàmm lool nag yow boo wootewee bu neexul beneen woote dootul neex gudd fan lan lay ñaanal ak ko wér ba lii nga somb nga góog ci bismillaahi rahmaani rahiim génn ci alhamdulillaahi rabbil aalamiina yow dañ lay jàppale ndax dangaa baax dangaa yaru suñu càmmi ñii ñoo doon wax ñoom bu nu waxee ba pare sax waruma woon a wax waaye damaa wax ci cadre jigéen ñi ci dëkk bi nga dëkk ak ñun ak jàmm ji nga jàmm ak ñun surtout man may sa lépp nag nga may ma lépp nag ba may ma sa jabar ji sa waxtaanukaay du fenn futu sama kër gi dama lay ñaanal gudd fan ak ko wér loo man ren bu déwénee yàlla nga mën na ko raw ci barke Serigne Touba. mënoon nañoo toog di déglu mais nag su fekkee jëluñu dina am lu mu nuru mën nañ ñi depuis démb ba tey ma defe ci wàllu bët ñu mën leen a jàppale man nag fi may wax benn lay doon
réew mi moom métti ak jafe-jafe bi ñëpp wax nañ ko mais ci moom lay wax li tax su wootee fu nit mën a nekk ak activité boo mënti ak duñ ko bàyyi ñëw ndax ku ne xam na ni fii ci Thiès câble yi miin nañ leen li may wax dafa leer nañ ku ne miin na câble yi tey képp koo xam ne nekk nga réseau man ci Thiès ak li ko wër suñ la nawee buñ la joxee cër li jëm ci wàllu informel deñ ginnaaw yàlla moom mii la ñu jiital ko jiital bu rafet ñun ku ne xam ne yàgg nañ ci média télévision bi nga di dégg fii Thiès dina Thiès TV moom mii moo ko initié man fa lay liggéey ak samay moroom bari na ci ay ndaw yoo xamante ni ba kii yor caméra bi ak di bi ci ginnaaw kenn ku ne su weer di ewee la nga xam ne yaa ngi koy am di ko yóbbu seen kër ginnaaw yàlla ci loxoom la jóge kon koo xam ne nag yàlla bawu ko mi ngi xëy di liggéey guddi ak bëccëg yàlla may ko wërsëg mu yor ay njabootam di leen dundal su taxawee ni day politique kon war nañ ñëw gëm ne askan bi moo ko ñor parce que yàlla bawu ko souvent nag ñun ñi ñuy jàppale mooy ci amul dara xëyul gontul nekk ci quartier bi ñaar moo ko ñor nan lay def ba am sa carte d'identité jël ko yóbbul ko njët ngir mën ci am weccet ñun souvent ñoom la ñuy topp kon nag suñu gisee ay jeunes yoo xam ne dañu mel ni Mohamed gëm seen bopp am engagement ñëpp war nañ moo taxaw jàppale ko man waaye jàmm gën lay wax si des ko laa dëkk képp ku dëkk jàmm gën war nga mën a jàppale Mohamed ndax li mu am fii da ko indi muy nit ku oyof nit ku baax kon nag ñun suñuy liggéey ak moom war nañu mën a taxaw seede loolu ndax nag ci lii la ñuy yëngu rek ginnaaw yàlla wax mooy suñu teranga àdduna mais nag Mohamed yow di nga am ndam ñun dañuy obligé jékki-jékki naan ko mbaxane mi nga sol nag mu ni su ma sañoon soxna ma ngi nii sama jëmm gi dama koy changé def ko muy jëmm Sonko ndax maa ko bëgg kon nag mën nañ koo seede je vous remercie. mun tawee su baax te amet nit ñu ngi naan ko yaa baax suñ naan la yaa baax ndax mbokk yaa ko wax ndax dëkkandoo yaa ko wax te je pense que tey lu ñu fi dégg doy nañu sëkk donc ñu ngi ñaan yàlla jàppandi lépp waaw kon sans plus tarder dañuy dem ci dernier point bi comme mu ngi guddi si muy installation cellule bi waaw moom la donc installation cellule bi donc ñu jox Amadou Ndiaye comme nuñ koy defee mu installer cellule bi donc Amadou ñëwal toog ni suñ installer cellule ba pare dinañ leen installer fii ñu toogoon su ko defee. ni mu amee solo rek nga yendoo ñaw ba ngoon te fasoo wëñu soo xëccee lépp topp la loolu la pas-pas di am njëriñ ci nit aussi nit ku amul pas-pas daraam du sotti te yaakaar naa comme ni ko Marème waxee engagement ak détermination kese moo fi war a jëlee waa ji sunu kanam ndax tam boo amee dara te dara jaralu la dara doo am ca dara ja dara il faut mu jaral ñu lu mu ko jaral mu jaral ñu ko donc point yooyu kese laa bëggoon ñëw avant ñoo jàll ci installation bi en tant que tel pour bureau bi ñu proposé coordonnateur bi Ahmed Sonko la effectivement yaakaar naa ku déglu témoignage yi nga xam ne mérité na ko aussi xam ne moom la war a doon exact suma yaram dafa daw bi ma dégloo témoignage yi yàgg nañ installé nag waaye bii moom dafa ala daw me adjoint mu ngi tudd Mamadou Lamine Diop responsable des jeunes Ousseynou Sarr adjoint Abdoul Aziz Babou trésorier bi Moussa Sy adjoint Aïcha Diouf chargé de la formation Ibrahima Dia adjoint Aïta Samb ak Mam Biram Thioune chargé de la formation ñaari adjoint la chargé de l'organisation Passy Ngom adjoint
Kara Badji. Responsable des femmes, Fatou Diagne. Adjointam, Fari Faye. Chargé de la massification, Ahmed Yamandaou. Adjoint, Malik Sy. Chargé des relations extérieures, Yassine Thiam. Adjointam, Penda Koura Diagne. Lolu moy bureau bi nga xamné wa Diamaguène mom lañu proposé. Ñu demander aussi ñi nga xamné ñom lañ lim ci bureau bi ñu ñëw jege ci ni. Ñi ñu lire ci installation bi ñu ñëw taxawé ni. Donc sen téway fi ak sen taxaway ma ngi koy rafetlu bu baaxa baax. Di leen gërëm encore di gërëm ñi fi teew di wax ni liggéey bi commencé na te nelaw jeex na. Ndax li ñu déssé motatul fanweeri fan ak juróom te waa ji fi ne man dama dogu ni dafay jóge te noonu ma ko gëmee noonu laa ko mës a gëmee ci lépp lu may dugg kon nag dama fas yéene ànd ak yéen ku ñëw jox leen xaalis moom moo leen jox xaalis parce que man gëm naa ni ay gor laa dëkkal te kenn du leen jënd kon nag seen leket yooyu ñuy indi naan leketu gor pour tënk leen takk leen dong leen ci jublu ma leen naan bu leen kenn naxati ma leen naan seen avenir doom moo nekk en jeu seeni doom ak seeni sët li Sénégal sacrifié bari na kon nag dafa war a jeex muy ak Ousmane Sonko mu ànd ak ñun def ko te loolu lañ yaakaar ci moom te ma koy wax ku mu mën a doon Ousmane Sonko combat bii mu am fu ma mën a ne moom laa mës a taxaw moom laa mës a xeexee même moom buñ ko faloon mu def ni Macky Sall daañu wàcc jàkkaarloog moom te am nañ yaakaar ni du ko def kon nag Lat Dior dafay jaar Almaami Samori Touré jaar fi ñu jàng leen ci école ubbi suñuy bët xool lañ ñu daan wax ñii doxew ñu noonu te fas yéene ñoo doxee noonu ñu leen di woo ngeen ñëw nekk suñ ginnaaw xam ne ñu ngi gëstu ñu ngi xool ñu ngi dem réunion ñu ngi dem ci meeting te jàng nañ nag kon ñu leen di ñaan ngeen ñëw ànd ak seeni doom ànd ak seeni rak ànd ak seeni frère kon ma jox Malamine mi nga xamante ni bi liggéey bi tàmbalee ba léegi Malamine Diop ñoo ci ànd bariwuma nag li may wax ci mbooloo xaw naa sob lool mais ñemewu ma ko sax léeg-léeg parce que liggéey laa xam mais dinaa jox Malamine moom mooy doon sama làmmiñ man naa doon ay tànkam jërë ngeen jëf. salaamaaleykum mbooloo mi. ni xoolal waxuñu ku dëkk ci dëkk bi ku defar dëkk bi lañu wax. waxuñu ku dëkk ci dëkk bi ku defar dëkk bi lañu. ni tàccu leen ko na neex. Ahmed Sonko Ahmed ba mu neex man na kenn du ñu tere ndax Ahmed yaa yàlla sakkal baay baay yàlla sakkal yaay affaire bi nag ndey ci la xoolal kuy am la dangay toji nen tàccu lii moo Sonko boo tojee nen sama gaañi yàq nga cuuj xoolal réew mi dañoo jeexle xamuñ ñu fu mu doon dañuy taña tañi te yaa ngi nii Sonko ñi gindi nag ba mu leer lii ñu koy déggal xoolal li tax ñu topp la ba mu neex du ngeen ma laaj lu tax xoolal lay la ni li tax mu tax nag moo tax mu tax sama gaañ lu jëndi ragal gi juddoo ci ndox mi màgge ci ndox mi lu jëndi ragal gi ey ndeysaan sama yaram wi daw xoolal góor jigéen baaxul waaye jigéen góor baax na laaj leen ma lu tax nga tak ca tuubay di jëf-jëfi góor wax waxi góor boo jëfee mu mat man lu ma wax te jóobeew ma Cheikh al Islam samay wax du neex xoolal baayu Cheikh Naama Aydara tàccu lii xoolal Cheikh Mohamed Fadalay mamam kenn demul baala xoolal Balla ak Maram Aysa ak Mam Sadio Mam Jaara Buuso elam ba
juróomi sooroor ñeenti xutba seere saa nga Tuuba xoolal ku jaar fa Bamba jaar dootoo dellu si duniya Mama Laaji Malik jàngu ba rëy na lay ja day riir si kër la wóolu donnu na mbër Seexi Tijaan xoolal lay la ñun waxuñ ku dëkk ci dëkk bi ku defar dëkk bi lañu wax. jërëjëf waa Sampaate monsieur Dione jiite ko déggante nañ woote na ma maintes fois téléphone ñu waxtaan waa Bokk Jom aussi tamit nga xamante ne information dañuy monter seen cellule samedi incha allah nañ am mobilisation bu forte boo xamante ne ñëpp dinañ ca dem. waaw Bokk Jom dimanche ok waaw dimanche maa ngi revenir à kon dimanche la dimanche prochain. léegi li ci des dafa am benn affaire boo xamante ne moom laay conclure mooy lan sàcc yi li ñuy bari yëpp ñaari sàcc rek am benn sàcc bi yow yaa koy choisir benn bi moom moo la choisir mënoo ci dara mooy ñëw nga fekk teg sa vélo mu sàcc ko nga teg sa oto mu sàcc wala nga teg sa dara sa alal mu jël benn bi nag yow yaa ko choisir parce que yow yaa koy fal ñun nag nañ fexe ba erreur boobu bum ñu dal. ki nga xamante ne dañ koy dénk suñuy alal mu ñuy sàcc ñu koy fal loolu wax dëgg yàlla Sénégal yaakaar naa ne war na fee deñ te ñun xam nañ kuy sàcc bi du ma tudd tur Ousmane Sonko boo gisee ñu ànd ak moom pas-pas la du dara fii ku ci nekk xam nga sa morom jàng lañ doon def ba pare suñ jàng yàlla may ñu liggéey mosuñoo dugg ci politique mais buñ duggee ci politique am na lu tax li tax nag pas-pas la am na nit boo bokkee ak moom di ko ànd ak moom day yomb. Ousmane Sonko nag koo gis mu ànd ak moom man li ma waxoon sama gars yi ma ne Ousmane Sonko n'a prêché personne c'est son parcours qui est en train de prêcher les Sénégalais jaar-jaaram kese témoin oculaire lañ feey fu mu jógee ak fu mu egsi fii tey jii nii fii Sénégal ban inspecteur impôt et domaine moo nekkul milliardaire ñu waxante dëgg rek takkal na lu ne tey jii nii bu nekkoon noxul setul kon fi Khalifa Sall nekk tey jii mu ngi fi. mais nag par cette occasion ñu ngi ñaan sénégalais yi surtout waa Diamaguène en principe nga xamante ne ñun mooy suñu gox que élection yi le soir du 24 Diamaguène gii école Diamaguène bii nga xamante ne nii mooy suñu lieu de vote ñu gagné ko ñu gagné Macky Sall à plate couture du fa am dara. ok merci di invité ñëpp dimanche bii di ñëw ci. koñ Bokk Jom fii si Diamaguène foofu aussi dañ fay def lu mel nii di installer cellule Bokk Jom donc avec le frère Amadou Sy Diagne ñu ngi invité ñëpp parce que Diamaguène dugg nañ fi nag te dugg nañ fi te dinañ xam ne Pastef dugg nañ fi waaw loolu moom donc moom lañ doon jàlle de nous vous remercions donc de votre aimable attention merci beaucoup. Asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant bu baax a baax tey nag dañuy teew fii nga xamante ne mooy Diamaguène ci création cellule bu Diamaguène ki nga xamante ne moom moo jiite cellule bi di Mohamed Sonko tey nag yàlla dafa def ci cellule bi ñi am benn gan bi nga xamante ne mu ngi jóge Londres te moom mooy secrétaire général adjoint bu Londres bu Angleterre sax laa war a wax donc mu ngi fi teew ñu koy ne Mamadou Ndiaye donc fu mu ne nii moom laay jox kàddu gi ndaxte moom invité spécial la dafa jóge Londres ñëw ba fii di bay waarom ci parti bi ci Pastef donc loolu am solo la Mamadou Ndiaye kàddu gaa ngi. Voilà, merci beaucoup monsieur Camara. Effectivement, comme monsieur Camara ni mu ko waxee rek c'est ça man maay Mamadou Ndiaye coordinateur adjoint Pastef Angleterre. Voilà donc dama ñëw fii fekkee installation coordination Diamaguène bi vraiment j'étais impressionné vraiment rafetlu vraiment ci kaddu yi gars yi nu ñu defee dispatching paroles yi vraiment ku nekk nu ñu defee diagnostic situation réew mi ak taxawaay Pastef vraiment ñun aussi diaspora bi ñi nga béy suñu waar di def loo xamante ne vraiment un travail excellent d'ailleurs tey lañ doon def suñu réunion boo xamante ni ñu war a finaliser suñu participation ci campagne électorale bi malheureusement mënu ma koon participer mais ma bàyyi ci rek sama coordinatrice nationale muy lal Aïcha Bokoum muy demu Thiès boo xamante ni indi naa fi ay nuyoom
ci ay nit ñoo xamante ne vraiment liggéey nañ fi ay liggéey bu mucc ayib ci législative yi vraiment comme ni ma ko waxee rek di remercier tout le monde waa Diamaguène particulièrement le coordinateur de Diamaguène Est mooy Mohamed Sonko et puis avec les remerciements vraiment yi ñu dégg fii tey daw na yaram trop surtout en fait le témoignage de la population locale dëkkandoo mi et tout vraiment lii c'est quelque chose d'excellent je pourrais même dire que installation coordination bu demee nii je pense pas que ma mas ko fekkee donc ci loolu rek di leen remercier et puis di remercier tout le monde ñun au niveau de la diaspora quand même ñoo ngi def suñu liggéey et là le moment est venu def nañ lépp gagné nañ suñu parrainage teg nañ la ngay foofu ci suuf léegi dañu bàyyi suñu liggéey bàyyi lépp ñëw fii nag Sénégal di campagne di xëcc suñu mbokk yi pour ñu ñëw jàppale Ousmane Sonko au soir du 24 février ñu buute Macky Sall door mu génn ci palais bi abal ñu jox la ngay Ousmane Sonko et puis tranquillement comme dans l'esprit Pastef ñu dellu tranquillement suñu liggéey et puis bàyyi ñoo xamante ni ñoo war a liggéey bi Ousmane Sonko avec son équipe ñu doxal Sénégal donc loolu mooy suñu message et puis là on y croit fort li ma dégg fii tey ci ñoo xamante ni ñëw fii pour la première fois dugg ci politique te Ousmane Sonko moo leen ko jaral c'est pas des politiciens de carrière ce ne sont pas des politiciens professionnels mais message bi moo leen yëkkati comme Mohamed sax ni mu ko waxee vraiment lépp lu yëngu li ko yëngal ak ëpp doole moom musul bokk ci politique mais nul ne peut être insensible au message de Ousmane Sonko donc looloo yëkkati yëpp moo tax ñu bàyyi lépp ci ginnaaw ñëw dóor waar wi et puis delluwaat encore ci waar bi incha allah après le 24 février et je pense que voilà dafay nekk un travail bien accompli maa ngi leen di jaajëfal yëpp à mon nom personnel et puis au nom de Pastef Angleterre Pastef Londres Pastef Bristol Pastef Manchester vraiment seen xel a ngi si yéen je vous remercie merci.